salaamaaleykum mbokk internet yi nga xam ne yéen a safoo solution TV ñu ngi fii tey ci Touba Darou Khoudoss ci seen émission bu mag bi di li ci réew mi ni ñu leen ko waxee rek émission li ci réew mi dafay déplacé wu saa su ne di waxtaane politique ak actualité tey nag ñu nekk fii Touba Darou Khoudoss fekk ci sunu grand frère sunu xarit sunu wëlëre Moustapha Tall yor mouvement bi nga xam mooy ànd soqali sunu Yoff ci noonu nag ñu ànd ak coordinateur bii di Pape Ngom mu ñu feggoo sunu loxo ndeyjoor wala ba ñooy sori ci émission bi rek dañuy bàyyi Moustapha mu nuyoo. Cheikh Abdou Lahad di nuyu tamit képp kuy seetaan solution TV di tàmbalee si nuyoo bi Serigne Mountakha Bachir di xalif général kulli murid ak di nuyu Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké xalif bu Serigne Abdoul Fatah Mbacké di sama wasila ak di nuyu sama famille di nuyu waa mouvement jàpp soxali sunu Yoff yëpp di nuyu tamit le président de la République son excellence monsieur Macky Sall. di nuyu xalifa général Kuli Layeen di nuyu tamit xalifa généraux yëpp di nuyu tamit képp ku nga xam ne yaa ngi yeewoo Sénégal particulièrement Yoff ak Touba. jërëjëf Moustapha ci noonu itam ñu am sunu coordinateur Pape Ngom nekk ci sunu wetu ndeyjoor monsieur Ngom ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax di la ziar itam yow tamit di la delloo nuyoo bi. di nuyu itam ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan ñëpp. di si jiital sëñ Mountakha Bassirou. di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi te wéral di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy imam Makhtar Laay bu Yoff di ñaan sunu borom tamit mu yàggal ko fi te wéral ko te guddal aw fanam di nuyu tamit bépp xalifa généraux boo xamante ne mu ngi nekk ci Sénégal di nuyu tamit ki ñu bokkal plateau bi muy monsieur le maire muy Moustapha Tall di la ziar tamit bu baax yow mi nga xamante ne yaay présenté émission bi. ñu delloo kàddu gi rek ki nga xam ni mooy Moustapha Tall di président mouvement ànd soqali Yoff Moustapha tey Moustapha nekk Yoff riir mi bari lool mu yëngu ci wàllu politique bëgg nañoo xam totalement Moustapha lan moo ko dugal ci politique. waaw Cheikh Abdou Lahad man de politique lu ma ci dugal cause bu noble la loolu laa mën a wax parce que tey. politique nekkul lu bon politique dafa nekk loo xam ne nit su demee ba koy def rek lu baax moo ko ci dugal parce que nga gis sa dëkk am na lu fi sooxee walla am na lu nga xam ne lii nii doxul am na ay manquement nga jël sa initiative bopp jël sa yoonu bopp nga ne lii kat dama bëgg a ñëw saafara ko ba sama askan gis ci njëriñ ñun loolu moo ñu dugal ci politique moo tax ma ne politique lu ñu ci dugal cause bu noble la ndax ku dem ba gis loo nga xam ne lii nii baaxul wala neexu la wala lii nii tamit fa muy jëm du luy baax ci réew mi nga ñëw jël say propre initiative nga ne lii nii kat dama bëgg mu dakk dama bëgg mu jógee fi donte mënuñu lépp ñu jéem parce que ku jéem yàlla dina la jàpp loolu moo ñu dugal ci politique. waaw ñu gis ni Moustapha Tall Yoff bi muy xëccoo dafa fekk Diouf Sarr loolu doon problème bu rëy ndax dañuy mag gone du suuru mag te loolu tam yaakaar naa ni yàgg nga koo dégg ndax fi nga teg sa tànk wala fi nga dugg Moustapha xoolaat nga ko bu baax a baax. waaw xoolaat ko loolu moo tax ñun ñu def ko parce que Yoff nit ñi dañu sonn bu baax a baax dañu lottu te it am na lu bari lu nga xam ne tamit manqué na fa tey ñoom jug nañ taxul ne solution bi Moustapha Tall la loolu moo waral tamit ñun ñu bàyyi suñu yitte yëpp bàyyi suñuy nelaw bàyyi suñu lépp nekk ci yitte askan bi pour toppatoo lépp lu ñu mën di def ba génne leen seeni jafe-jafe ñu jëm ko def te du ma ne sax Abdoulaye Diouf Sarr def fa dara donte am na lu mu fa def mais nit mënul matale lépp da ngay def ba fa nga yem sa moroom ñëw def te comme nu ma koy waxee rek ñoom ay mag lañ dañu war a toog sa kër ga ñun xale yi ñun ñu liggéey bi ñëw jox leen ñu lekk man loolu laa amoon ma ci wax. ñu delluwaat ci Pape Ngom ñu gis ni yow yaay coordonnateur ànd soxlu Yoff ñu gis ni tey yéen a ngi ci politique bu am solo Pape Ngom bu fekkee am na lan lu mën a leeral ci waa Yoff pour ñu dégg ko ak programme Moustapha Tall ak ban soppite lañ bëgg a indi Yoff lan lay doon. waaw merci beaucoup ci question bi parce que loolu dinañ sawar trop pour tontu ci bu baax
parce que Moustapha Tall yaakaar naa ne li waa Yoff di xaar si moom mu ngi si li ñuy wax mooy yokkute di ñaan sunu borom guddal fanam wéral ay cëram parce que ndaw la loo xamante ne jóg na ndax yombut sunu borom dafa dogal ne àdduna boo si nekkee yàlla def nga nekk ndaw juddu fekk say waajur am yoon woo xamante ne dañ si nekk ndax wolof wax na ko nee na nit ku nekk rek jàngaani woo say waajur ñooy sa référence moom waajuram nekkoon Yoff mu El Hadj Omar Tall li muy def tey si moom la ko gisee parce que tey bu fekkoon dafa judd fekk waajuram nekkoon si beneen contexte ak waa Yoff kon mën na jël yoon boobu kon waa Yoff du ñu gis njëriñam mais dafa judd fekk waajuram di jëriñ waa Yoff mu teg si bëtam nekk ndaw itam am fa ay xarit am fa ay wëllëre temps bépp mu pensé que fa di dundandoo ak ñoom di màggandoo ak ñoom xam lépp loo xamante ne dafa nekk seen i jafe-jafe parce que injustice bi ñuy déplorer foofu si Yoff moom Moustapha Tall daf ko doon dund comme ñi fa nekk ni ñu koy dundee. monsieur Ngom doguma la sax ci kàddu gi mais dafa mel ni foofu dafa ngay bëgg a leeral ni Moustapha Tall doomu Yoff la. ndax loolu da nga ci mën a indi leeral ñi nga xam ne jàpp na ni dañuy wax ni Moustapha juddoowu fi wala yoroowu fi te naam ko maa ngi dégg sa biir kàddu nga ni papaam fa la nekk fa la ko yare fa la màggee loolu dafay mat leeral ba waa Yoff xam kan mooy Moustapha Tall ndax dafa mel ni des nañ cee am ak leeral. waaw xam nga loolu leeral bi ñu si indi rek parce que bu ñu delluwaatee si histoire dañu xam ne nit ku nekk dafa am cosaan ndax dañuy wax la berceau de humanitaire comme ni ko Cheikh Anta Diop tënkee wax ne àdduna bi mu ngi soqee ko Égypte tax gis nga àdduna tey fi mu toll ndakaaru boo fa duggee dama koy faral di wax sama ñi nga xamante ne damay nekk ak ñoom mën leen bu tubaab bu ñuul bu fekkee dafa sëyeeg ni ñu koy waxee te nit ku ñuul bu sëyeeg tubaab bu juree doom métis lay tudd kon maanaam métis lay tudd parce que dafa am baat yoo xamante ne dañ koy prôné di wax na ni kii lébu la wala kii nangam la dëkk Yoff ak ndakaaru dafa am nu mu bindoo ndax bu ñuy wax ci histoire Jal Diop ba mu jógee ko ki ñëw Dakar waa Dakar dañu gis seen intérêt ci moom moo tax ñu impliqué ko parce que ndakaaru santale nañ ko ndax li nga xamante ne njëriñ bi mu leen amal ñi nga xamante ne dañ fa dëkkoon bu fekkoonte ne amaloon na leen njëriñ boobu kon ñoom duñ ko téye loolu leen dal foofu nag moo leen dalaat ci Moustapha Tall donte Moustapha Tall Touba mooy cosaanam waaye xol nag sunu borom mooy seet lu ko neex mu def ko ci sunu borom dafa dogal moom mu am yéene ci waa Yoff am ak mbëggeel am ak cofeel ci Yoff ndax li muy def tey Yoff gee mënoon nañ dem feneen def ko fa te kon ñooñu jël waaye sunu borom Yoff la dogal mu nattoo ko fa mu di ko fa def ba waa Yoff tamit ñoom gis ci seen bopp ndax lii ñu koy ooye muy monsieur le maire te moom mu bëgg ko def bu fekkonte ne waa Yoff sàkkuwuñu ko ci moom du ko def parce que ku ne xam na ne maire kenn du ko imposer population bi ñoom ñooy sentir seen bopp ci yow ndax loolu dañuy doye maire bu ñu sentiree seen bopp ci yow nag mooy proposition yi Moustapha pourquoi pas maire pourquoi pas maire pourquoi pas maire ndax solution yi nga xam ne dañ ko bëgg pour Yoff yow yaa ñu ko mën a indil looloo ko dugal ci langue politique gi pour changer ñun ñii nga xamante ne suñ tax moom amatul leen lu muy ut suñu borom teral nag mais ñun ñii nga xamante ne dañuy ànd ak moom ak ñeneen ñu mel ni ñun nga xamante ne suñu condition de vie gi ñuy dund metti na ñun tamit ñu am yéene pour xeex mais amuñu arme moom nag mu nekk suñu arme boo xamante ne dañuy ànd ak moom waaw bu nekkee fital dañu nekk ay balam mu ñuy soqi lépp rek maanaam ci développement Yoff foofu daal loolu daal laa la siy tontu ne la Moustapha Tall Yoff dafa am ak moom kóllëre gu yàgg waaw ndax ci digganteem ak waaye juróom la tàmbalee comme ni ma la ko waxee yaakaar naa indi nga ay réponses yu am solo yoo xam ne yaakaar naa mbokki internet yi soxla woon nañ ko ci ay leeral waaye sama question bi dama koy jox Moustapha Tall ndax Moustapha dañoo gis ni Moustapha jeune la te ñu gis ni laaj gox bokkut ak laaj biir kër ngay laaj loo xam ndax Moustapha li muy laaj xoolaat na ko bu baax a baax ndax Sénégal dafa nekk néew moo xam ne dafa naqare yor te polémique dafa bari ndax yaa ngi suuraare après tey bu ëllëgee boo demoon ba yàlla jox la maire bi tey li ngay dégg ak yan problème nga war a mën a dund ak sa famille yooyu Moustapha. waaw xam nga am na loo xam ne jaamu yàlla la muy jaamu soxlee askan bi loolu nit su si nekkee rek jaamu yàlla mënu ko passé parce que tey nga gis sa mbokku doomu aadama sa mbokku jullit am na ay jafe-jafe am na ay problème am xamul fan la koy jooytoo mu ñëw jooytu la ko soo amul sax loo ko fajee nga jéem a xool nan ngay def ba wut ay nit ñu nga xam ne dinañ la ko mën a fajal nga fajal ko loolu rek jaamu yàlla la. mais est-ce que gënul woon yow Moustapha Tall toog ci bérébu liggéeyukaayam rek yem ci ndax xam na ni Sénégal des fois da ngay gis ku dugg ci dara ba ëllëgee mu ni su ma yëgoon du ma ci dugg te langue politique bi gis na ne lu ne ngi ci biir te jeune nga war ngaa xoolaat sa taxawaay bu baax ndax gis naa ni fu mag di bëree gone boo fa duggee dana xaw a day waar de Moustapha. non man amul dara lu ma ci réccu parce que depuis bu ma ci duggee ba tey man avancement rek laa ci gis parce que nit moom lépp lu muy dugg rek di ko réccu rek
waru see dugg. mais Moustapha lan la defal waa Yoff ba mag ñi ak xale yi ndaw yi ku ci naan Moustapha loolu lan la. defulu ma leen dara lu dul yëg-yëg ak respecté leen ak xam ñoom ñooy kan ma jox leen seen cër parce que nit boo nekkee ci benn dëkk da nga leen war a jox cër soo leen joxee cër ñu delloo la ko mais am na ñoo xam dañuy nekk ci dëkk bi defal leen lépp ministère bu ñu yor dëkk bi moo tax ñu am ko mairie bu ñu yor dëkk bee tax ñu am ko bu ñu amee loolu ba pare nag dañuy bew du ñu respecté kenn du ñu jox cër mag du ñu jox kenn cër jàpp ne ñoom lu ñu am ñoom ñoo xeex ba amal ko seen bopp te nit mënul amal boppam dara il faut am ñu ko jàppale muy soog a jot ci loolu ña ko jàppale nag ba mu jot ci loolu daf leen war a gestu pour jàppale leen ci seen i bëgg-bëgg seen i jafe-jafe mu taxaw temm pour faj ko man loolu laa gëm te loolu laa xam. mais Moustapha Tall responsable politique APR taxawaayam ci APR ndax Moustapha Tall am na ci ñi nga xam ne ñooy élément APR am na ci ñoom ay connaissance wala ñi ngi liggéey ak ñoom ci wàllu politique wala Moustapha dafa ñëw rek ber yoonu boppam boo xam ne dafa fas yéene doxal mbiru boppam. non man ma waxaat ko encore une fois man président laay liggéeyal man allié bu président de la république la mais nekkuma allié keneen ak keneen man sama muy guddi muy bëccëg muy taw muy tàng muy naaj man maa ngi liggéeyal président te lépp lu nga xam ne def naa ko ba président mën a gagné Dakar ak Yoff man je suis partant dinaa def loolu muy ci côté yëpp man pare naa pour gagner le président lépp lu nga xam ne moom mi ngi ci combat bu mu nekk man maa ngi ci combat bu mu soobu maa ngi ci man président laay liggéey. monsieur Ngom ñoo ko déggandoo nga dégg lii nga xam ni moom la sunu président bi wax di Moustapha Tall mu ni pare na pour gagnal président lépp li nga xam ne bëgg na ko te xam naa yaakaar naa ci gëm-gëmam la ko teg wax ni sën nga yow ni nga xam ne yaay coordinateur bi nag xëy na da ñàkk programme boo xam ne am nga ko tey boo xam ne jàpp na ni boo ko tegee boo ko lancé nit ñi dana war ne gëm-gëmu ni li Moustapha Tall wax war naa mën a nekk. waaw li mu wax dëgg la dafay waxi gor rek parce que wolof dafa ne ragal péete day xañ wërsëg te sunu borom dafa dogal président de la république la ko yàlla booleel. te li mu wax nag parce que gis nga doomu aadama nag na nit ñi delloo seen xel ci yàlla fii amul kenn ku fi mën dara lépp lu waay jéem lu nekk rek mu sotti sunu borom la neex waaw sunu borom la neex kon Moustapha Tall bu fekkente ne dafa am gëm-gëm daf ko delloo foofu rek muy lépp lu mu mën a doon yàlla moo la ciy jàppale pour président de la république gagner Dakar loolu mën na nekk mais tamit dañuy lancer appel tamit président de la république parce que nit bu fekkente ne dafay jóg di la jàppale teg lépp ci propre moyen boppam di demal boppam di defal boppam lépp wolof dafa ne war nañoo xàmmee ñii gàmmu ak ñiy raas dem kon dañuy soxla itam président de la république. cela veut dire que bu ma la déggee mooy Moustapha du ma ni dama naan car macha allah moom moo gën a aw ci yoon wi nga xam ne moom la président gën a bëgg. waaw loolu mooy yoon te ku nekk tamit loolu nga bëgg xam nga nit bu fekkente ne daf lay jàppale ci sa liggéey te seen maanaam lijjantiwu la maanaam ci yenn détail xaarul ci yow tamit dara mu ngi koy def ak gëm-gëm di ko def itam te yàlla tax parce que nag nit ku nekk di nga am foo wéeru parce que wala fa ko ku wéeruwul yomb ba max te comme que langue politique bi ci nekk kenn ku nekk da ngay am position sunu borom nag dafa dogal comme moom ci keppaaram la nekk di nekk ci ak njabootam dañuy sàkku itam ci kilifa gi ñun ñi nga xamante ne ñun Moustapha Tall mu ngi nekk ak ñun di liggéey am na loo xamante ne ñun ñoo koy mën a demander. ndax mouvement ànd Suxali Yoff am nañ programme boo xam ne war na mën a daaneel Diouf Sarr. waaw bien sûr parce que looloo ko yëngal ba coow yi di am yëpp di am. xam nga wolof dafay faral di wax ne. maanaam lu def waxul lu ay di jàmbat. bu fekkonte ne Moustapha Tall amul programme wala amul capacité bu mën a yëngal kon coow yi fi jib du fi jot a jib loolu moom féete na ginnaaw te Moustapha Tall itam mënul nekk nit koo xamante ne day xëy rek tëb ndax nit ku nekk day moytul boppam gàcce moom li muy yóotu su fekkonte ne ak famille fi mu juddoo bu fekkonte ne moom mënu ko woon yaakaar naa du ñëw sax di ko sàkku pour moom ne Yoff changement si Yoff moom mën na ko parce que nit ku nekk nag da ngay am sa yéene jéem am na ay partenaires. am na ay pexe. mais monsieur Ngom tey yow lan ngeen ban programme ngeen am boo xam ni su suma war na mën a tax waa Yoff topp leen bàyyi Diouf Sarr ndax bu fekkee ay sën ngeen fekk mag moo xam ne tey ba mu dalee tabax booba xëy na ay xale ngeen tey ngeen dikk nii da ngeen ko fi jëlee yor Yoff loolu dana xaw a doy waar de. loolu moo mas di am si àdduna gis nga président de la république Macky Sall keroog bi muy samp ndëndëm di jàkkaarloog Ablaye Wade mënul woon gëm ne Macky Sall mi moo koy wàccee gis nga nguur yàllaa koy joxe sunu borom mooy joxe nguur moom mooy nangu nguur mais benn nit amul pexe boo xamante ne daf la mën a def buur loolu wëral ci histoire gépp amul pexe parce que bu fekkonte ne ay moyens
ak yàgg ci nguur ak pouvoir kon PS du daanu ñaati at lañ nekk ci pouvoir plus de 40 ans ñu koy jiite Sénégal est-ce que kon dinañ daanu président de la République Macky Sall bi muy jaamaarloog Ablaye Wade bu fekkonte ne alal ak i moyen non président bi muy daaneel Ablaye Wade boobu dafa fekk Sénégal yi doyal ci Ablaye Wade waaye Diouf Sarr bi ma gis moom waa Yoff doyalugun ci moom déet yow nag dama ne la bul sax xam lañ ca jàmbur est-ce que di ngay wax waa Yoff la ko wax non dama gis ni nam def ba gañe Yoff waaw loolu xëy na Yoff bëgg ko moo tax te Moustapha dafay doog a jóg li mu doon def ba gañe Yoff nga waroon a wax waaye ñu ngi jëm ci élection mais bul dama ne ñu ngi jëm ci élection bul sàqamil waaye lu Yoff seen ab lanc du waa Yoff ñoom ñoo ne la Moustapha Tall mii mënta gañe yu so wala Diouf Sarr mii sedd na sunub xol non waa Yoff waxuñu loolu waaw waaye yow mais dama ni la Macky Sall bi muy gañe Ablaye Wade dafa fekk nit ñi doyal ci Ablaye Wade ndax yéen da ngeen a bëgg a sukkandiku ci Moustapha Tall bi muy ñëw Yoff dafa fekk nit ñi doyal ci Diouf Sarr wala dafa am capacité boo xam ne war na fi mën a jële Diouf Sarr wala politique bi fi mën a jële Diouf Sarr tontu nga wax ji daanaka noonu rek la demee te ñun noonu lañ ko gisee fi Macky Sall jaaroon ak Ablaye Wade ba daaneel ko ci suuf ñun foofu la ñuy jaar ak Diouf Sarr ba Moustapha Tall nekk maire Yoff tontu nga wax ji xam nga li ci am solo mooy loolu ça veut dire maanaam ñun li nga xamante ne ñun dañ koy def mu jëm ci wàllu mbirum politique bi ñuy def par rapport ak Moustapha Tall ak Yoff dama ne la waa Yoff ñoom ñoo choisir loolu su fekkonte ne waa Yoff ñoom amuñ apporter lu ñu woon Moustapha Tall ban soutien ban fit lay am ba yegg fi mu yegg bay yëngal kooku noonu nga xamante ne yaa ngi koy tudd ba li nga xam ne mujj na ko posté ci compte Twitter am mu def ko Moustapha Tall génne di ko démentir. loolu sama question boobu xam naa dama koy jàllale ci Moustapha. waaw Moustapha ñu gis ni Diouf Sarr dafa publier ci page Facebook am wax ni Moustapha Tall léegi dafa ànd ak moom loolu lan la demee noonu ndax da ngeen a am politique boo xam ne dafa lëmb réew mi ba nit ñi mënuñu comprendre wala yéen da ngeen a bëgg a réeral nit ñi. waaw posé nga question bu nga xam ne neex na ma trop parce que depuis boobu ba léegi ñu bëri ñu ngi may laaj. lu tax Moustapha Tall deful sorti mais nit ku nekk day am ay kilifa day am ay mbokk day am ay am di jàmm day am ay jegeñaale te man dara bala ma koy def wala ma si wax dinaa si waxtaan ñu ma war a waxtaanal ba pare man dama nekk nit ku nga xam ne man dëgg moo ma yàq te dëgg fu ma fekk fa la may bàyyi te man du ma waxal kenn lu nga xam ne lii nii kat nekkul dëgg man lu ma gënoon a yëkkati lenn la bu ma demee ci benn ministre mu woo ma sama xarit la yàgg na ak sama papa ñu toog di waxtaan ñuy wax ci côté politique ma ne ko mais pourquoi ñun ñu nga xam ne ñooy jàppale Macky Sall son excellence Macky Sall président Macky Sall lan moo tax ñun mënuñu booloo def benn say boole force yi pour lépp lu nga xam ne am na fi rek ñu mën ko gagner parce que président sonn na ci ñun trop waaw chaque jour dafay déployer ay moyens yu bari di ko jox. Moustapha ba léegi dafa mel ni question bi may lay laaj yaa ngi koy wëree waaye leeragul ba léegi mooy dañu gis ni Diouf Sarr dafa publier ci page Facebook am wax ni Moustapha Tall dafa ànd ak moom léegi loolu la bëgg mu leer ci bopp Sénégal yi rawatina mu leer ci bopp nga xam ne waa Yoff. loolu laa lay tontu nii dama lay tontu foo mu départ histoire bu ñu waxtaanee man ak kilifa googu noonu. mu ne ma ne ko ñun ñëpp ñuy jàppale président de la république dañu war a booloo nekk benn say lu ñu song ñu jëm ko daan parce que man loolu laa gëm parce que opposition bi ñu ngi jéem a xool nu ñu booloowee ñu ne ñuy jàppale président de la république bu ñu leen bàyyi noonu fu ñu taxu ñu ne ñu taxu fa xam nga après si la ma ministre boobu ne ma loolu de président bu ko déggee dina kontaan affaire yooyu mu ne ma yow sax comme que Yoff nga dëkk. dama bëgg ñu ànd Yoff ci kër Abdoulaye Diouf Sarr ne ko foofu est-ce que dinaa fa mën dem. ndax ministre boobu mën na loo xam turam. non nañu ko leb rek. ma ne ko foofu moom ndax dinaa fa mën a dem mu ne ma non man sa papa laa du ma la dugal ci lu bon ainsi de suite wax xam nga. ma ne ko loo fay wut. mu ne ma damay dem jaale ji. ma ne ko day jaale ji de mën nañu dem ndax kër xalif bi la ñuy nekk foofu la ñuy jaale ji. ñu dem bu ñu demee ñu dem kër xalif bi bu ñu demee fekk nañ fa Abdoulaye Diouf Sarr mu toog ak soxnaam Thiawlaay ak adjoint maire am premier adjoint maire ñu toog bu ñu toogee di waxtaan si la ma laajee lu tax mënoo ànd ak man ma ne ko man képp kuy jàppale président de la république te yàlla rek tax loolu laa ko waxee te yàlla rek tax te yàqaloo ko dara man dinaa sawar pour ñu booloo ànd pour liggéeyal président de la république man loolu ku ne am na ci droit mais pas dama ko wax ne damay ànd ak yow pour nga jël Dakar wala Yoff. mais bi nga ko waxee loolu xam naa répondre na la
ñi ngeen fas yéene ànd liggéeyal président wala dafa résister. loolu mu ne ma mais pourquoi yow munoo ànd ak man pour Dakar pour lu tax munoo ànd ak man pour nga soutenir ma pour Dakar ma ne ko man président laay soutenir président laay jàppale te it moom laay déglu ku mu teg ci bopp bi ne na ñëpp jàppale kii nii pour Dakar man damay ànd ak moom ci loolu mu wax ndax man président laay jàppale mais man nag candidat laa Yoff parce que man gis naa Yoff lu nga xam ne lii nii jëmul kër te loolu noonu bëgg naa ko jëlee Yoff mu ne ma ci lu demee noonu ma ne ko bari na yow su fekkee am nga seetlu di nga xam ne Yoff am na lu bari lu doxul waaw mu ne ma ah da nga may xas ci waxtaan bi laa la wax ma ne ko non du xas mais am na loo xam ne tamit loolu noonu après leneen la daal nekkul lu nga xam ne damay toog fii di ko benn loo ak yow mais man daal président laay soutenir moom laay jàppale candidat laay Yoff ànd ak ñu ma war a àndal sama waa mouvement ñoom Pam Ngom ñoom Amina ñoom ñëpp pour ñun ñu le 23 incha allah bi ñu gagné élection yi mais nag si loolu noonu kenn ku ne dafay ñaan mais nag président waxagul kan mooy doon candidat Yoff kan mooy doon candidat Dakar kan mooy doon candidat fii ñun président la ñuy déglu lu mu ñu wax incha allah dinañ ci ànd ak moom. jërëjëf Moustapha loolu leer na dafa mel ni mbokk yi nga xam ne ñoo ko doon laam-laamee bëggoon ci lu leer tey fii la leeree ci Solution TV nee naa la Moustapha Tall boo bëggee am lu leer rek da nga koy daal di jege waaye waa Solution TV ñoo leen di leeral lu bari ci moom ndax suñu frère la suñu lépp la waaye dañuy dellusiwaat ci Pam Ngom tey bëgg nañoo xam lan moo tax coordinateur Pam Ngom wala mouvement bi nga xam ne mooy ànd suxali Yoff lan lañ gis loo xam ni Diouf Sarr liggéeyu ko Yoff ba tax ñoom ñu bëgg ni dañoo bëgg a téyal Yoff seen loxal bopp. waaw loolu dama siy sawar nag pour tontu si. mais li ñu gis nag te doxul te waa Yoff maanaam di ko jàmbat ñun xam nañ ko mais élection la ñu jëm te candidat bu si nekk da ngay am programme maanaam si sa campagne xam nga programme de campagne nag doo jëm élection di ko wax maanaam si télévision dañuy bàyyi bañ yegg sa ñun dinañ leen proposer suñu programme bi nga xamante ne ñun moom lañ indil waa Yoff fi ñu fekk Yoff ak li doxul si Yoff te ñoom ñu koy jàmbat ñun dinañ leen si indil ay solution par rapport Pam Ngom legati kese naxul béy. waaw ñàkk loo leeral loo xam ne waa Yoff dana ci mën a dégg teg ci seen loxo. non déet xam nga yenn yi nga xamante ne dañu nekk Yoff maanaam te ñu mën si indi ay leeral waa Yoff ñoom tegal nañ ci seen bët ndax Yoff boo ko waxee xam ne dëkku nappkat la ndax ku wax li bu wax napp la fa nekk muy quai de pêche soi-disant sax mën nañ wax marché de poisson ñoom ñooy wax quai de pêche mais ku xam quai la mu làmboog yëpp mu nekk fa le restement rek pour suivre ci actualité yi di nga ko gis ay nit ñu nga fay manifester parce que ay femmes yoo xamante ne dañu teg seen i table di jaay ak def seen i table yu ndékki di daan seen doole ñu yëkkati leen fa daal ne foofu dañ fay def station xam nga station ci biir quai de pêche nekkul lu logique wala lu jaadu par rapport ak ku dem foofu gis environnement bi nu mu mel. mais est-ce que du defar rek lañ ci jublu. moo tax ñu def loolu dama ne du ak defar lañ ci jublu ñoom dañuy koppartu ci waa Yoff loolu lañ ci bëgg ñoom seen i intérêt soit ñoom waa quai de pêche boobu fa nekk ñoom ñoo ci am ay intérêt te ñoo maire bi ñoom ñoo lëkkaloo ndax maire leen fa teg bu doon dañuy xool ay intérêt ak développement ña fay toog di liggéey ñu bàyyi leen fa mais du ñu jël di leen def noonu di créer insécurité xaalis jarul loolu station bi ñu bëgg a def foofu ci biir marché bi ak station ni mu mel est-ce que loolu jaadu na est-ce que ñoom bu ñu doon xalaat da ngay topp intérêt ba sacrifier ay doomi jàmbur loolu bokk na ci li nga xamante ne du lu jaadu ci Yoff mais li am solo daal ñu koy wax waa Yoff par rapport ak ñoom seen i jafe solution bi Moustapha Tall daf leen koy indil parce que ñun loolu lañ gëm ba jusqu'à preuve contraire que ne ñun li ñuy yaakaar ci Yoff ci Moustapha Tall mii lañ ko yaakaar ci cadre de changement ak développement parce que ndaw ñi fa nekk sonn nañ trop moom ci ndaw ñooñu la bokk. waaw da nga ko teg ci jeune la rek wala da nga ko teg ci xam-xam wala dafa am politique bu tax mu mën a gañe Yoff. dama ne. ndax dama dégg sa biir kàddu nga ni ndaw lan ba pare dellusiwaat ni Moustapha ndaw la. dafa mel ni kon politique bu ndaw la waaye du mag bokku ci. loolu mas te am sax ci histoire parce que ñi ñu la fiy wax ñëpp ay maam duñ benn maam bi ñuy def li ñu doon def. parce que sëñ Modou Moustapha mi waral màggal gi tey jii nii. Daaru Xuddoos ba muy wuutu Serigne Touba mu ngi am 40 ans. fekkoon na fi ay waay juróom taxawu bi mu taxawu sëñ Touba ba mu ñëw ci Touba gi te xat damul détaillé la ci am yëpp ku ne xam na ni lu yoonu murit am looloo ko may ndax sëñ Touba ko digoon su te ba mu koy def ndaw la li ci am solo ñi nga xamante ne dañu nekk ay seex ci yoonu murit ki ñu ciy seppi te sëñ Touba njëkk ko seexal muy maam Seex Anta wax nañ ne ba ko sëñ Touba di def cërëb seex mu ngi am 18 ans
kon ana mag. mais foofu dëgguma la mais yaa ngi wax ci domaine kilifa nag xam nga ñooñu ay nit yàlla lan moom am na loo xam ne yàlla li may leen ko lii nag domaine politique la donte sax li ngay wax ci biir kàddu yi ci la bokk ndax lépp njariñ la mais nag su nga xam ni comme yor kër ak yorum penc dafa bokkut te Moustapha gis nañ ni sën la naam ko yàlla may na ko xam-xam bi waaye nag waxewoon ci cadre boobu ndax nga indil ñu ci leeral boo xam ne dana leer ci lu mën a teg loxo ni Moustapha nii war na mën a yoof te ndax jeune bi mu doon waa déet xam nga loolu ma lay wax ne la gis nga politique si l'islam la fekk baax dama ne si l'islam la politique fekk baax kon li am solo ma lay jox exemple si ñooñu noonu comparé wu ma mais li ma si jublu mooy pour wan ne la àdduna ndaw yàgg naa marqué empreinte am jubluwaay boobu laa si am ndax fii toujours dañuy gis bu nit jógee ñu ne xale la dina tuutal foofu laay waxee mais li ngay wax tamit si nit ñu baax ñooñu Serigne Saliou indi woon na si ab tontu ndax mës na dégg waxtaanam mu ne su ma leen digalee bokk na si pexey seytaane li muy dindee seeni xel mooy dañ naan ñun bu nu ko mënoon du ñu ñëw si sëriñ bi waaw pour tontu li nga wax ndax yaa ngi koy wax si sa biir wax ne ñooñu ay waliyu lañ ay nangam lañ waaw loolu nag Serigne Saliou indi woon na réponse boobu noonu moo ñu xaw a xoj rek waaw ndax li ñu bëgg a leeral lépp xajul ci émission bi du ñàkk ñu amoon beneen rencontre waaye dañ lay bàyyi rek nga joxe sa kàddu gu mujj ak li nga xam ne war nga koo leeral mbokki Sénégalais ak ñi rawatina waa Yoff waaw comme temps bi jeex na nag wax nga dëgg leeral ak yaatal dootu fi mën a xaj xam naa dañu nuyoo rek daal di tëj li nga xamante ne mooy émission bi di la sant itam di la gërëm di rafetlu itam ni ñu koy xeeti plateau bi ak par rapport ak question yi ni ñu ko laajee ñu ngi siy kontaan bu baax di la sant tamit di la gërëm di nuyu tamit ñi nga xamante ne ñooy waa Yoff ak waa Sénégal di nuyu tamit ki nga xam ne mooy sunu monsieur le maire te ñu bokk ak moom plateau bi Moustapha Tall di ñaan sunu borom dogal ko di nuyu itam kër gi nga xam ne fi lañ nekk nga xam ne mu ngi fekk waaye juróom di ñaan sunu borom guddal fanam ak soxnaam itam. waaw di ko ñaanal jàmm itam di ñaan sunu borom yokk ko daal xéewal ba yéene bi mu am si Yoff sunu borom matal ko loolu daal laa amoon si ay kàddu yu may wax di leen sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf. waaye ci noonu dañuy bàyyi Moustapha Tall moom itamit mu joxe kàddu gi mu ndax ba laataa loolu sax dama naan Moustapha bi ñëpp Moustapha daal xam naa ne waa Yoff war na ma ko leeral man fii ba waa Sénégal man maa bëgg bëri Moustapha dañ lay bàyyi sa kàddu gi mu sama kàddu bu mujj mooy ndaw bu ne dafa war a am si boppam xam lu mu doon xam fu mu jugee xam fu mu war a nekk parce que àdduna moom dara jàppul te dara jël soo nekkee ndaw wala nga mën a fexe ba nga xam ne mbokk muy defar dëkk bi waaw xam ne defar dëkk bi moo gën lépp loo xam parce que fu muy juddoo fu muy yaroo fu ma màggee rek lépp loo ko def rek du tax ma ndax loolu tax liggéey suñu réew ba nga xam ne tey buñ fi jigéen ñu am benn monument te lii ko Moustapha Tall loolu ñu ko topp si ginnaaw nekkul si wala leneen ak leneen si ginnaaw loolu nag maa ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax